salaamaaleykum Ara ngeen di am fii Ara ak Dayza Kala Akhlou Brick Paradise. C'est Mr. Ara. Yo, salaamaaleykum Dayza Kala with Mr. Ara from Akhlou Brick Paradise. So Hello World nekk benn affaire boo xamante ni album la mu nekk suñu 3e album ñu génne ko depuis le 28 décembre. Après mu nekk loo xamante ni tey public bi doon na ko xaar. ndaxte ça fait presque 2 ans jotuñu woon génne te tel que 3e album la un album de 16 titres mu nekk album boo xamante ni album bu mature la retour bi ñu ci am aussi mu satisfaire ñu bu baax a baax et quand on dit Hello World c'est bonjour le monde et que dañuy bëgg li nga xamante ni moom mooy nekk ci suñu dëkk ñu jéem ko refléter mu nekk ci beneen côté àdduna quoi ñëpp mën ci gis seen bopp que ça soit tubaab nit ku ñuul nit ku weex foo mën a nekk ci kaw suuf nga mën di ci sentir sa bopp à travers mooy musicalité yi nga xamante ni yaa ngi koy dégg ak yi nga xamante ni moom mooy ne serait-ce que même boo déggul langue yi on a essayé même de faire des sons en anglais parfois yenn yoo xamante ni tey jii nañ ko def bu ko defee yenn nit yi mën ci gis seen bopp mais en tout cas essayé nañ ba jéem a kar leen ci benn dénominateur commun mu nekk mélodie bi nga xamante ni kenn ku ci nekk di nga ci mën a sentir sa bopp loolu moom mooy Hello World. waaye Akhlou Brick sant yàlla alhamdulilah ñu ngi def nañ ay tournée yu bari def nañ ko Sénégal def nañ ko bitim réew nekkoon ci année 2016 ak année 2017 année 2018 ak 2019 yëpp ñu nekkoon groupe boo xamante ni da doon dem fu nekk di def ay show di def ay concert di def ci social et tout donc cette fois-ci nag pourquoi Jaay Taar Studio parce que ils sont pro Jaay Taar Studio parce que li ñuy def dañ ko mën li ñuy def ci image su ne ci Sénégal gis na ko xàmme na ko xool na ko tamit xam ni c'est trop joli donc man li may wax rek mooy choix bi du dara lu filante Jaay Taar fil Akhlou Brick fil Jaay Taar donc mu nekk loo xam ne partage lay doon parce que tey ku gis making of gis image yi ni ñu doon dundee ci studio bi t'as l'impression que ni suñu kër la ñu nekk te loolu sax la ñu gëmlu te loolu la ñu gëm moom la ñu dund mooy Jaay Taar suñu kër la donc c'est ça donc Jaay Taar nekk je peux dire benn entreprise bu organisé wu moom moo fi nekk moom lañ liñ fi gis rek la ñuy wax parce que bu ñu ñëwoon gis fi leneen aussi duñ ci sawar wax quoi mais aussi des gars sympas yoo xamante ni ils sont accueillants ouvert ñëw yaatal ñu aussi xam nga donc mu nekk affaire boo xamante ni affaire bu rafet la ñu leen di wax ne leen courage en même temps aussi di leen xamal ni leen ñëpp incha allah dinañ gën a ñëw parce que dafa nice li ngeen di def macha allah. bon premier business la hip hop mënul nekk lépp loo gis ci àdduna rek dafa respecter benn processus ak benn évolution donc hip hop nekk na hip hop mais musul dañ ci nekk hip hop mais facette yi ak ni ñu koy defee mooy changer cela veut dire nit ñi acquérir hip hop ci seen live parce que am na ñoo xamante ni hip hop bu muy dugg ci ñoom fekk na leen ci benn vie bu ñu doon dund donc hip hop dimbali leen ñu nekk mën ci jàllale seeni voix di ci kaas ñi nga xamante ni dañ nekkoon ay porteur de voix di ci kaas di ci waxal askan bi donc hip hop ku ci nekk da lay dugg am na ñoo xamante ni aussi business lañ ko def pour mu nekk loo xamante ni suñ ko defee rek da leen a war a indil xaalis mais bon tey jii nag nouvelle génération bi dafa boole yëpp da ci wax li nga xamante ni moom la dëkk bi di kaas mais aussi da ciy def li nga xamante ni moom la ko dëkk bi di delloo pour mu mën ci jariñ boppam jariñ ci jabootam donc léegi hip hop dafa dem ci business dafa dem ci image dafa dem ci vidéo dafa dem ci photo dafa dem ci lépp soo nekkee artiste yow tu te dis que dama war a am image bu baax te image bu baax boobu mooy tax ñu mën la respecter mooy tax ñu mën la jox cër mooy tax ñu fay la te yéen xam ngeen ci dara yéen ñu mel ni Jaay Taar ci liggéey ak ñeneen ñuy def photographie maintenant donc ñooñu ñëpp dañuy ñëw ci appuyer hip hop bi pour mu gën a nekk business pour mu gën a nekk loo xamante ni parce que bët tamit dafa bëgg lu rafet te en plus de ça ñun dañuy hip hopeurs yi dañu soxla image pour tamit ku leen gis fonk leen ku leen gis jox leen seen cër xam ni ci affaire yi lañ bokk léegi nag hip hop dafa changé parce que business la parce que léegi entreprise la c'est des jeunes yoo xam ne c'est des jeunes entrepreneurs ñu koy def jàng ba àgg université jàng ba
ba nekk ci benn spécialité aussi benn affaire donc ñooñu bu ñëwee di def hip hop il faut que ñu am luñ ci yokk loo xamante ni mooy tax ku leen gis respecté leen. il a si bien dit dafay mel ni comme hip hop tey jii rek li may wax dafa tolloog ak jamono te jamono nu muy changé rek noonu la doomu aadama di war di changé. Quand je dis que jamono bu changé noonu la doomu aadama di war di changé auparavant da nga doon gis cassette carré la auparavant da nga doon gisaat mu nekk CD léegi da ngay dem bay gis clé USB léegi da ngay dem ba rajo yi sax parfois li nga doon dem di fa yóbbu say CD ak say cassette sax yóbbootoo ko fa léegi da ngay pare dugal ci internet à l'instant te ñëpp jot ci donc mu nekk loo xamante ni nii tey jii en ce 21e siècle nekk loo xamante ni avantage la pour la nouvelle génération et que nous n'allons pas dire que ni on est premier mais on a eu la chance d'être au devant peut-être que moo tax tam parfois ñu ko gën a comprendre li nga xamante ni mooy dañ koy jéem a commercialiser pour wan beneen génération bi nga xamante ni mi ngi ñëw xamal leen ni leen musique bi ngay def mën nga ci dund à travers nga préserver sa image à travers ngay wane loo xamante ni c'est positif su boobaa di nga am li nga xamante ni bëgg nga ko c'est pas parce que ku ci nekk li nga nekk ci sa coin taxul ñu nekk ay noon parce que liggéey la rek aussi liggéey dafa nekk loo xamante ni c'est du sérieux nekkul li nga xamante ni c'est du sale su nekkee da ngay liggéey da ngay am fulla ci sa yoon bu nekkee aussi da ngay bëgg a réussir da ngay am fulla ne sama yoon bi nit du ma ko yàqal doomu aadama te lépp loola ko nar a xajamal maanaam sa yoon boo amee ñi ci teg xeer da nga koy dajale dem tabax ci sa kër mu nekk ay obstacle yoo xamante ni on a dit que ni l'homme est né libre mais partout il est dans les fers mieux vaut que nag nga nekk man nit koo xamante nit ko courageux la ci sa yoon c'est pas parce que da nga am haine par qui que ce soit wala leneen la non non da nga nekk ci sa yoon nga focus ci sa benn ligne direction artistique boo xamante ni moom nga gëm te moom nga xam ne tey jii lii fii laa jóge point A je vais aboutir au point B te incha allahu rabbi dinaa ko réussir te dara du ma ci téye. waaw loolu nekk na loo xamante ni question bu pertinente la muy côté engagement dafa bëri ay facettes te aussi nit ku nekk ni nga ko sentiree rek noonu nga koy defee parfois on a appris en philosophie que nee nañ dans un pays où il n'existe que le silence la liberté ne règne pas le silence nag suñ ko déggee kon da nga war a def genre bruit et quand on dit bruit am na koo xamante ni bruit mi ngi koy defee ci plume am na koo xamante ni bruit mi ngi koy defee ci physique am tey wàcc ci terrain bi pour def loolu comprendre nga aussi engagement nekkul à chaque fois aussi si benn son rek nga war a mën a taxaw naan waaw lii dafa metti dëkk bi et cetera engagement mooy quelqu'un boo xamante ni dafa gis ni dëkk bi dafa metti mu xool fi nga xamante ni c'est là où le bas blesse mu dem mettre ci la pierre à l'édifice comment daal di jóg dem def ay quelque chose yi nga xamante ni c'est social mooy dem participer ci ñi nga xamante ni ay ndongo daara lañ wala nga dem ci xale yi nga xamante ni tey amuñu papa amuñu yaay ñu ngi leen dénkaane ci pouponnière yi am na ñoo xamante ni ñoo ngi jabet am na ñoo xamante ni am na loo xam defuñu ci sa image bi tey jii nii war na mën a bokk nga ne kat ñii nii kat dinaa jóg pour dem participer ci ñoom pour que nit yi mën leen a gestu ginnaaw wan leen ginnaaw ko defee sama dëkk day mën a jëm kanam keneen koo xamante ni tamit am nga beneen noo xamante ni yëgee nga sa engagement ba lii su ma ko defee kat dëkk bi dina jëm kanam dina ko def là aussi tu es libre de le faire. engagement moom ñaar la au seetloo am na ñoo xamante ni dañu nekk hip hopeur engagé aussi affaire marche ak affaire yooyu am na ñoo xamante ni aussi du ñu ay hip hopeur te ñoom chaque jour bu ñu xëyee ñu ngi marche donc rappeur bi aussi dafa am liberté moom it bu amee expression bu mu war a jox ko nit ki dégg ko bu ko neexee mu wàcc ci kaw tali bi comme ñëpp parce que des fois aussi dëkk dina toll foo xamante ni nit ki wax kese du ko faj ngay wàcc ci kaw tali bi aussi loolu da ciy baax donc ñun ñiy def loolu on est avec eux parce que tamit des fois daf koy laaj ci dëkk quoi mais engagement moom ñëpp ko mën a def artiste bi mën na ko def ku dul artiste mën na ko def parce que suñu fàttali ko am na écrivain yoo xamante ni dañ doon bind bu dara musaan xew seen dëkk yi ay Victor Hugo des gens comme ça dañ doon bind bu ñu bind gars yi dégguñu leen ñu wàcc ci kaw tali bi bu ñu wàccee gars yi dégguñu leen ñu yokk niveau bi ba keroog ñu leen di dégg parce que des fois aussi di nga soxla sa cër mais bu ko wax fajul kii faju ko leneen dina ko mën a faj donc engagement ma ñëpp la waar mu ñu artiste muy keneen ak keneen ci dëkk. waaw en premier on n'est pas un groupe en fait ñun benn nit lañ mën nañ ko wax loolu la ñuy faral di wax souvent boo seetloo ñi nga xamante ni ay groupe lañ dañu nekk ñoo xamante ni dañu daje ci hip hop boo demee ci groupe Sénégal yëpp boo gisee ñu bëri dañ leex naa la kii da doon rap ñu dem ba mu yàgg ñu ànd di rap comprendre ñu noonu pas ce genre de groupe ñun li ñu def mooy dañu ànd avant rap di ñëw dañu nekk ay xale di ànd di fo di ànd di football di ànd di gañ sa moon loolu la ñu koy def donc ñu dund ci loolu ba mu yàgg rek hip hop ñëw
ñu doog koo def donc hip hop moo mujjee ñëw quoi mënul nekk loo xam ne moo ñuy tënk en plus de ça aussi ça nous rend plus fort loolu duñ ko bañ parce que hip hop nee nañ ma ñaara mën kenn te ñett du bëri des fois su ma nekkee ci sound liberté bi may am pour def ko déjà day am beneen liberté pour def ko de ce fait ñun ñaar bu ñu ñëwee ci même flow bi am na kuy bëgg aar am kuy bëgg déjà de ce fait am nañ deux publics ci suñu caractères yi lu ku nekk ak li ngay dégager donc am na ñoo xam ne déjà li muy dégager malgré que bañ aramee moo leen gën a neex li ara di dégager peut-être moo leen di gën a neex donc am nañ ñaari nit donc ça nous rend plus fort parce que dafay élargir suñu public ba pare élargir goût yi nit ñi di am si doomu aadama nga xamante ne mën nañ ko am si man comme si moom bu ko defee mu nekk doole en plus de ça su ma wayee fii mu ñëw rap ki bëgg way dina déglu ki bëgg rap dina déglu après mu naaj. dafay mel ni comme li ñuy wax mbooloo mooy doole ndax benn bant boo ko téye woon ça va être facile pour nga damm ko mais say matt pour nga boole leen pour damm leen ça va être un peu difficile et que dañuy wax que ni man ak moom lu ñu boole aussi du fawum xale rek ba tey jii man ak moom yàlla moo ñu boole succès mënuñu jay ba kenn ku ci nekk war a gis boppam bu ñu demee ba kenn ku ci nekk war a gis boppam on préfère abandonner le hip hop continuer man ak moom ñu continuer di ànd parce que Cheikh Ibrahima moo ñu boole li may yëg ci yàlla loolu lay yëg ci yàlla teg ñun ñaar ñoo mu nuyoo même cadante ci biir yàlla donc loolu dañ ciy waxaat alhamdulilah comme lim la wax rek nit yi rek lenn rek a ñu jaaxal wa bi mooy ci arab ak bi quoi maanaam li nga xam moo ñu liyee ara ak déjà mais xam naa ne ara suñu dindee kii bi rek ñu tudd ak bi rek dinañ xam ne ñun ñaar ñëpp solo la quoi benn nit rek moo fi nekk donte ci ñaari maxaama yi lañ taxaw muy ñuul rek ak xonk moo tax ñun ñaar taxaloo ba jamono ji mooy yaa ma gën a nëw daal c'est ça. waaw posé waat nga question bu pertinente dama lay wax rek ni la Dakar fii amaana fàtte xaju fii mais en 2017 ñun ñooy le premier groupe de la nouvelle génération bu njëkk a feesal stade Iba Mar Diop ñun ñooy ki njëkk a tem stade Iba Mar Diop groupe bu jógee ba Mbour ñëw dugg biir Dakar cible fenn muy stade Iba Mar Diop without nit dof ñun ñooy groupe bi ñëw teg ko foofu feesal ko Akhlou Brick Paradise donc Mbour dafa nekk li nga xamante ni on a l'habitude de le dire naan doomu Petite Côte bi mooy Mbour boo ko yéene fande day suur foo mën a ne damay xàppi sama life te lu mu guddi damay dem ñibbi Mbour base la Mbour dafa nekk loo xamante ni ay racines la lu téye garab ba pare yebal ñu nañu dem leen donc kon ñooñu yaakaar naa lépp loo xamante ni war nañ ko war a mën a def war nañ leen ci delloo njukkal et que tey c'est un lieu boo xamante ni nii wax dëgg yàlla gis nañ ni doomu Mbour yi bëgg nañ ñu trop rawatina tey jii nag fii nga xamante ni mooy Dakar mu nekk capitale nekk suñu je peux dire suñu dëkk parce que c'est le Sénégal en miniature et quand on dit capitale moom mooy li ñëpp bokk donc tey nag li nga xamante ni moom lañ fi moom rek moom lañ fiy jëli si te am nañ fi date bu mag a mag incha allah ça sera le 28 mars fi nga xamante ni moom mooy CICES foofu la ñu war a teg li nga xamante ni moom mooy concert gannaaw bi ñu demee stade Iba Mar Diop ba tëgg fa ba pare xoolaat nañ yeneen lieux yi nga xamante ni si nekk na lieux yu mag tëgg nañ aussi Sorano en 2016 bi ñu jógee foofu dañu ñëwaatoon stade Iba Mar Diop mais cette année-ci on a envisagé de faire un concert le 28 mars incha allah fële di CICES c'est ça. yow sama mot bi may def moom mooy je peux dire les mots de la fin mooy remercier staff bi nga xamante ni ñu ngi ci suñu ginnaaw depuis boobu et que dañuy wax rek parfois ñun dañuy nekk ci kanam mais dañuy wax rek ni sàmmkat à chaque fois moom mooy jiital li nga xamante ni moom mooy gétt bi donc aussi di leen remercier di santaat encore suñu parents yi nga xamante ni ñu ngi suñu ginnaaw di ñu support jàppale ñu ci li nga xamante ni moom mooy ci suñu yoon aussi di encourager tous les rappeurs du hip hop Galsen ñi nga xamante ni tey am nañ yëg-yëgu avancé li ñuy def di leen di wax ne leen nañu maintenir capacité aussi bu ñu mës a bàyyi te xam ne incha allah rabbi dina fay. Yo, Mr. Ara, one love to Jai Tar Sijo, one love big up à Mr. Franco, Mr. Khadim. Allez, dégg naa leen ak sama doon maquillé Marème. Allez, we love you. Gis nañ affaire yi nice. Respect to Jai Tar. Jai. Lii la yàlla def. Big millionaire.